président kaay toog àggaleel ñu Samba Mayram moo la boroo ceddo jeeri séeri première dame moo wàññi lu yaas be césarienne dafa metti ci jigéen président Macky Sall buñ lay césarienne doo fay dara indi autoroute ila Touba àggaleel ñoo waaw président kay toog àggaleel ñoo sees waangi Macky président kay toog àggaleel ñoo waaw Samba Mayram moo la baro ceddo jeere àggaleel ñoo waaw président kay toog àggaleel ñoo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin ya rabbi imam Ndaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la wax yàlla na ñaan bi nangu di la jaajëfal bu baax a baax imam Ndaw nag moo ñu jox siège fële ci Bronx 154 ak Elton Avenue ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko sant di ko gërëm mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di wax rek ne le président Macky Cap 2019 moom moo ñëwaat fii ak équipe am di leen di waxtaan ak yéen ñu ngi nuyu suñu coordinateur Pape Baro Gassama di nuyu suñu frère suñu jeune frère Mohamed Diop di président COJER di secrétaire général bu Bronx ñuy nuyu Mamadou Seck fële ci Sénégal di nuyu tamit Doudou Kane ñu ngi nuyu tamit sama frère bu ma nekkal si studio bi di Baboy Kane di coordinateur bu APR Manhattan di nuyu comme ni ma koy waxee rek Grand Silla ñu ngi koy nuyu lu bare bari moom mi nekk ci machine yi di defar vidéo yi ci Facebook bi Instagram bi ak yooyu kon nag duñ ko fàtte duñu fàtte tamit Camara bu Baay ñu ngi lay jaajëfal saa su nekk boo ñëwul tamit dañ lay fàttaliku seen nuyu nañ la lu bare bari xam naa ne yow tamit da nga jàpp commissaire kon nag ñuy nuyu nag ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu yàlla may ñu fekkewaat bisu dimanche bi ñu war a ñëw waxtaan ak yéen Baboy nuyu mbokk yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah Adja ñu ngi lay ziare di nuyu doomu sénégalais yëpp di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoo toogoon di ñuy xaar ba waxtu wi donc di nuyu ñëpp di sant ñëpp donc Fama Babou yee ngi fii donc sa xel dina dal bismillah. waaw kon rek niñ leen ko waxee rek tey ñëwaat nañ pour waxtaan ak yéen tey nag su ngeen déggee le président Macky Sall saa su nekk bu ngeen ko déggee rek xam ne ne ñu ngi ci yoonu tànk président Macky Sall lépp li nga xam ne aw na ko ci semaine bi bëgg nañ ci ñëwaat duñu fàtte suñu grand Abdoul Moutalib Anne am nañ benn invité mais ligne bi baaxul mën na am dina woote ci diggante bi bu wootewul tamit émission bi dina continuer
kon ñuy jaajëfal Malick Diagne moom tamit jaaroon na fi last week te incha allah mën naa moom tamit mu dugg balaa émission bi jeex di nuyu sama frère yooyu yi nga xam ne ñu ngi fii ci dëkk bi ku mel ni Pape Babou ak ñoom Soyibou ñu ngi leen di nuyu Awa Diouf ak Tafat Meng ñoom ñëpp balaa maa commencé émission bi rek dinaa nuyu nuñ koy waxati ñoom Ndate ñoom ñëpp di wax rek ne Faso ñu ngi leen nuyu ak Fassar ak El Hadj yéen ñëpp nuyu nañ leen di nuyu Roqika ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu sonn lañ ci parti bi di nuyu sama xarit nag Ami Fall ak Codé Mbeng di leen nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal ndax xam ngeen ne le 25 décembre bala maa dem ci boobu sax ma wax leen ne maa ngi nuyu suñu mbokku chrétiens yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ku nekk xam na ne 25 décembre bi passé jour Noël la woon 24-25 donc ñu leen di souhaiter bonne et heureuse nuñ koy waxati happy Noël di leen wax Christmas Merry Christmas waaw di ko may Marie Victoire Gueye fële ci Mbour di ko may tamit Marena fële ci Mbour sama ay mbokk la ñu nekk foofu di ko may ñoom ànd ñoom ñëpp bàyyiwuma ci kenn kon nag ñu leen di wax rek ne fête bi ñu ngi leen di souhaiter yàlla may leen ñuy fekkee ay déwéni di ko fête kon ma ñëwaat ci Ami Fall sama xarit la sama doomu ndey la sama anniversaire nag jour Christmas bi la woon mu nekkoon le 25 décembre bi passé nit ñi wax dëgg yàlla ku ci nekk si ñoom béy ci waaram dinaa ci laal tuuti parce que Ami Fall moomu Codé Mbeng di borom këram def nañ ci lu rëy parce que anniversaire bi yëpp ñoo ko financé yóbbu ma fu sori defal ma lu nekk donc ma leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal lu bari di jaajëfal Ami di maa ngi nuyu tamit Jéey maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu nag ñoom Awa Maki ci Liban ñoom Mariane Faye ñoom ñëpp Pape Gora sama doom ñoom ñëpp ku nekk def na ci li nga mën amul fii ku ki nga xam ne rek tey wàccul ne ma happy birthday di nuyu waa Amérique yëpp tamit ñëpp souhaité nañ ma happy birthday maa ngi kontaan si ñoom bu baax a baax kon nag Baboy émission bi dañu continuer rek muy dem boo amee tuuti loo ci wax nga wax ko bala ñoo continuer. waaw mbokk yi kon boog ñu ngi ñëwaat ak yéen rek comme niñ leen ko waxee rek président Macky Sall foog naa ne tey dinañ waxtaan tuuti grand Abdoul dina dugg dinañ waxtaan tuuti ci affaire parrainage bi candidat yi nga xam ne dañ ko validé ak yooyu dinañ si waxtaan dinañ waxtaan aussi ci caravane diaspora bi dinañ ci ñëwaat Baboy sànni si tuuti kàddu ñu avancé.
waaw xam naa ne Baboy mi ngi ñëw dafa xaw a kii tuuti mais maa ngi leen di wax rek ne tey dinañ ñëw waxtaan grand Abdoul Get Ready bu ñu jotee foog naa ne yaayu daara bu dee mi ngi si ligne bi mun na woote ñu jël ko mu am lu muy jàllale donc yaay daara boo nekkee ci ligne bi balaa émission bi commencé nga woote donc grand Abdoul yow tamit nga Get Ready donc xam naa ne du yàgg dugg tamit wax ci tuuti ñu continuer Pape Babou Sow bu yéen ñëpp ñu ngi leen di séntu yéen ñëpp ñu ngi séntu ngeen ñëw ñu waxtaan tuuti ci affaire parrainage bi donc Moussa Ndiambé xaw ma foo féete mais ñu ngi soxla dañ def ci studio bi di wax rek émission bi tey dañ koy concentré ci parrainage bi dinañ ubbi ligne bi ku bëgg a woote ñu waxtaan donc di wax rek ne li am solo rek mooy suñu président dañ doon wax Baboy ne du ko jaarale ci yoon ñii naan candidat yi da leen di dinaay mais foog naa ne carte gi leer na nañ fi mu ne ni kuy waxati di nga noppi parce que fi mu nekk président Macky Sall moom yaakaar naa ne tey bu ñu doon wax tamit dinañ tëj seen gémmiñ noppi di wax rek ne li ñu wax ne loolu la ñu bëgg a def Sénégal loolu mënta nekk parce que Sénégal dëkk la boo xam ne dëkk jàmm la te tamit yoon dafa am président Macky Sall nag ñi ko bëgg bari nañ lool ñi nga xam ne tamit dañ ko contre loolu moom ñun mënuñu ko lijjanti mais xam nañ ne daal jàmm rek moo mën a xaw ci dëkk bi. waaw Adja ñu ngi lay ziare di nuyu mbokk yi surtout comme ni nga ko waxee rek dañuy tàmbalee waxtaan ji surtout jëmale ko ci li nga xam ne mooy parrainage bi donc lu fort la woon et surtout ñu ngi ko doon xaar boobu ba léegi vraiment résultat yi commencé na tombé xam nañu ne déjà que am na ñi nga xam ne ay bopp yu rëy commencé nañu daanu te parrainage bi li nga ci remarqué mooy que inscrit ci liste électorale bi c'est à peu près 6 millions yu teg mais parrainage bi au fond ëpp na loolu c'est-à-dire ëpp na presque sax am na ñu naan sax soreetu population bi yëpp presque def nañu parrainage donc loolu li ko waral rek mooy doublon yi c'est-à-dire nit ñi dem binduwaat donc loolu nag du jàll ci ay machine du jàll ci li nga xam ne tubaab yi ñoo ko def ñoom vraiment mais en tout cas li ñu ciy remarqué rek mooy kàngam yu nganda yu rëy Mansour Sy Djamil yu mel nu Mamadou Diallo kooku nga xam ne mooy borom làmmiñ ji ñaaw jooju voilà ñoom Pape Diop bokk gis-gis tu vois. Aïda Mbodj ma carte ma caution donc ñu ngi fàttaliku tappale jooju boobu léegi. ku mel ni Bougane Dany moom it daanu na. Bougane Dany foog ma taxaw foofu tuuti parce que yaa ngi fàttaliku aussi Bougane Dany moo ne woon que am na 700 signatures. Donc 700 signatures donc bu ñu ko vérifier amoo sax 57 000 signatures yu baax donc loolu mooy doublon yi ñuy wax rek Amsatou Sow Sidibé daanu na mais moom tamit nee na que voilà dañu war a reporter élection yi ma ne que yow soxna si nee pare woo waaye reporter moom bi ma ci gën a kii nag mooy Malick Gakou nga xam ne moom it daanu nañ ko parce que bi mu demee yóbbu na 65 000 xam nga chiffre bi ñu joxe dañu ne diggante 57 ba 65 000 donc boo yóbbu 65 000 léegi aussi bu amee ay doublon mun nañ ko wàññi def ko 64 000 def ko 63 000 def ko 62 000 def ko ba 60 000 def ko ba 59 def ko ba 58 loolu lépp ci chiffre bi nga joxe la mais moom dafa nekk dencoon na 40 000 donc date de dépôt bi jàll na donc date de dépôt yu bu jàllee donc mënatoo uti parrainage bu dee da nga dencoon ay doublon wala ay parrainage nee na 40 000 parrainage mu ngi ko dencoon loolu mon frère 2024 rendez-vous 2024 kooku daanu na waaye aussi dégg nañu Karim Wade aussi jàll na mais nag xam nañ ne li des bari na parce que boo gisee tey mbedd Sénégal yëpp li ci gën bëri ñoom ñoo fa nekk di manifester aya te manifestation yi mooy waa nu naka lañ tuddati seen kii bi génération des concrets voilà ñooñoo nekk ci mbedd mi di manifester kii di yuuxoo kii loolu parce que xam na am na li leen di xaar donc c'est pas seulement le parrainage te parrainage benn pàcc la rek ci li nga xam ne lii vraiment pour sa candidature mat aussi beneen pàcc mooy xaalis bi nga war a déposer
ak yeneen yi nga xam ne juddoo Sénégal nekk sénégalais uniquement sénégalais fekk amoo beneen nationalité tu vois yooyu yëpp ngi xaar situation bu demee nii et puis aussi nga doon ki nga xam ne kii aussi am nga casier judiciaire bu vierge donc yooyu yëpp des na donc looloo tax aussi passé jàll parrainage bi loolu benn pàcc la rek donc du dara voilà donc Fama loo ci bëgg a teg. waaw li ma lay wax rek mooy que ne ñun suñu président Macky Sall suñu candidat moom du cuune moom fu cuune nekk moom du fa nekk nañu xam ne rek ne moom day teg lépp ci yoon donc moom du cuune te ñi mu àndal duñu cuune donc bu fekkee ne yàlla def na président Macky Sall def parrainage bi foog naa ne dañ ko waroon a rafetlu parce que dafay tax vote bi duñu am benn difficulté mais ñoom jàpp nañ ne dafa bëgg a sàcc la ñu wax dafa bëgg a sàcc président Macky Sall day jàll ak jàmm te du sàcc ay nit du ay jinne du ay malaaka ñoo koy voteel nit ñi ñoo koy voteel ñi ànd ak moom mu jàll incha allah ak jàmm ak salaam kon li may wax rek mooy parrainage bi lu muy comme ni nga ko waxee rek noonu kese la tëddee donc bu fekkee xool nañ ñu xool ne vraiment qualifié nga dañ lay bàyyi nga jàll bu ñu xoolee tamit fekk ne que ça ne va pas dañ lay delloo ginnaaw donc yuuxu tiitalul président Macky Sall tiitalul gouvernement président Macky Sall kon nag li ñu wax rek na nit ñi ànd ak seen xel te xam ne yàlla suñu borom mooy wut njiit te bu ko tànnee kenn mënu ci dara kon président Macky Sall jiitu na ba pare te incha allahu rabbi ñu ngi ñaan yàlla mu jiituwaat eggaleel ñu liggéeyam bi mu def ci biir Sénégal Baboy loolu lu am solo la lu am maanaa la kon nag man li ma ciy wax rek mooy que ne vraiment gars yi teg nañ ko suñu justice bi teg nañ ko ci yoon malgré liñ leen di saaga malgré liñ leen di wax yëpp teg nañ yëpp ci yoon kon nag li ma mën a wax rek mooy que ne vraiment ñun nañu gën a defaraat suñu taxawaay ñun waa Benno Bokk Yaakaar ak waa APR di wax rek ne que vraiment liggéey bi am sata ligne bi ki ci ligne bi nga xool kan la nga xool ko ci ligne bi liggéey bi ñu ngi ci kawam te dañ koy continuer tant que yóbbuwuñu suñu président ci palais de la République kon duñu am jàmm kon nag li may wax rek Baboy mooy que ne ku yaakaar ne président Macky Sall amul ñu ko fi taxawal juum nañ kon nag Baboy maa ngi lay bàyyi nga seet ki nekk ci line bi. xaaral ma xool kan la allo. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam Lo. Baboy naa def. Moustapha ñu ngi lay ziare. maa ngi ziare bu baax. merci Lo bisimilah. man nag Baboy maanaam mosuma ñàkk ànd yéen daanaka ba ngeen faloo ba yëfi faloo bu fi mu ne. aywa. mais nag li ma bëggoon. mosuma d'accord ci ku ne tam. maanaam nan yàq wala nan taal réew wala li nan def lii. waaw ci yoon. waaw mais bu ma sañoon daal. maanaam yéen ñi nga xam ne jege ngeen kilifa gi muy Macky. ñun sori nañ ko de. waaw xëy na jege man ngeen a wax mu dégg. waaw. waaw mais nag bu mu ragal gars yi ku war a jàll. nan ko bàyyi mu jàll. bu ndee ba ci élection yi. bu fekkee ne liggéeyam wane na parce que fii ne man li ma gëmoon mooy def na fa loo xam ne nii vraiment ku seetlu ko war na koo mën a jàllale. absolument. waaw même Ila Touba bii. parce que man keroog bi ñuy teg xeer bi fa la ma fekk. keroog bi nga xam ne nii ubbi na ko ci ngoon googu la wàcc di màggali diggante Touba ak foofu daanaka 1h30 laa ko def. léegi nag mais am na ñoo xam ne nii maanaam bu fekkee ne génn na leen ci parrainage yi. vraiment mën naa andi problème ci réew ma. parce que ku mel ne Malick Gakou ak Aïda Mbodj ak Pape Diop ni ñu ko xamee foofu. man naka jekk man wax dëgg yàlla bu ngeen faroo bu fi ne APR la mais am na ñoo xam ne bu ko génnee. maanaam ëllëg lu fa xew maanaam wax dëgg yàlla moo koy def. sëñ Lo nga baal ma nag xam nga parrainage bi dafa am yoon bu muy jaar. yoon bu muy jaar du président Macky Sall ci justice bi lay jaar. ñoom ñooy xool ñi nga xam ne xam nga dañoo wax première position bu amee ay double par exemple. yoo xam buñ ko doublé dafa ki njëkk a ñëw moom la ñu def moom moo am avantage ko xam nga noonu la tëddee ñoom ay kii lañ tamit ay kàngam lañ ay nit ñu xam droit lañ xool ñoom ñooy xool du président Macky Sall du Malick Gakou du Aïda Mbodj ñoom ñooy xool bu ñu xoolee ñu xam ne kii bosam jàll na comme ça su ko defee ñu valider la bu ñu xoolee tamit ñu fekk ne kooku tamit bosam duñ mënuñu ko valide mooy comme ni ñu def rek dañ koy dinaay mais
mais du ci président Macky Sall réew mi góor gi jàmm rek moom moo fay am. xam nga Moustapha dama la ci dolli rek gis nga xam nga ñaata candidat xam nga ñaata nit ñoo bëggoon a nekk candidat. waaw tey Sénégal am nañu 309 récépissés 309 partis yi nga xam ne mën nañu bokk ci élection yi mais ñoom ñëpp ñëw ñu mais 139 partis ñëw nañu pour bokk ci élection yi 139 léegi loolu dama lay laaj Moustapha kenn ku nekk nga war kaa tàppel nga war kaa printal ay billionu kayit yi ñëw fii Sénégal jóge Sénégal ñëw fii États-Unis dem France dem fu nekk 130 personnes kenn ku nekk nga def ko ay junne kayit mais xaalis boobu du yàq. waaw loolu dëgg loolu moom kenn d'accord ci koo xam ne mi ngi xalaat économie Sénégal d'accord ci. waaw waaye nag dafa Macky ci boppam. na gëm lim liggéey. non du Macky Moustapha dañuy waxaat wax ji affaire bi du Macky gis nga président Macky bi muy bëggoon a def juróomi mandat bi mu bëggoon wàññi kii mandat am ci juróomi at dañ ko tere parce que mënu ko lii tamit du président Macky Sall moo koy def li koy def mooy justice sénégalaise bi voilà donc kii Macky Sall du ci dara mënu ci dara loolu dama bëgg mu leer sa bopp. man daan bëgg ma leen yàggal ci ligne bi sax. parce que am na ñeneen lu ñu bëgg a liggéey. mais affaire bi dañ ko qualifié président Macky Sall mais du président Macky Sall. xam nga dëkk bu ne dafa am loi nag. merci Moustapha. mais nag yéen ñi nga xam ne yéen a wax muy dégg. maanaam na gëm boppam. te bañ a topp ñi nga xam ne nii dama bëgg lu ma neex quoi. merci bu ko defee mu teg ci yoon wi. lim liggéey président nag ci loolu lay dox de. gis nga li mu liggéey rek gëm naa ne lim liggéey ñun ñuy dem Sénégal ka ñëw. ku fa dem di nga xam ne kii dañ ko ñaanal mu àggal liggéey bi 2024 man loolu laay wax du ma ci nëbb du ma ci laq. merci Moustapha merci. waaw jërëjëf waaye mais nag bu ma sañoon daal di topp gaa yi koy defaral. na seet di teg réew mi ci yoon mu bàyyi ñi war a jàll donte fukki candidat la ñu dem ci yoon bu wotee li ma gëm fan. mais du moom waaw jërëjëf monsieur Lo waaye du président Macky Sall loolu justice sénégalais la donc pour nit ñi comprendre ko président Macky Sall du ci dara ki war a jàll rek bu indee li mu war a indi dinañ ko bàyyi mu jàll donc waa justice bi la du ñun du moom donc li may wax rek toujours mooy que ne le président Macky Sall am na vraiment nuñ koy waxati maturité ba nga xam ne fi mu nekk ne ki ci ligne bi seet ko allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw man de maa ngi dégg mbokk moom li wax mais maanaam ni mu gisee xëy na gisewuma ko. xëy na la mu gis noonu la. mais ni mu waxee message am jàllale leen ko message am rek président dégg ko. bu ko ci fekkee. muy noonu bu ko ci fekkoon moom gën koo moytu. jërë ngeen jëf yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. amiin war a nekk rek yàlla ko fa yàlla teg. amiin merci. waaw loolu rek la comme ni nga waxee rek message bi jàll na mais dinañ ko dégg bu soobee yàlla di wax rek ne toujours dañu xool pouvoir bi dañu teg ne lu nekk président Macky Sall la mais président Macky Sall bëgg dëgg moo tax mu koy doxal comme ni mu koy defee nii foog naa aussi que ne réew mi dara du fa am mënuñu door nit ñi mënuñu saaga la ñu mën ak xaste loolu seen devoir nañ fi jële président Macky Sall day yomb nañ ko buddi président Macky Sall am na lu mu def ci 7 ans am yi ñëpp xam nañ ko ku jël nag ubbi sa bët yi daal di koy jël kii ko fermer ko ba mu fermer ne gisuma dara loolu kenn mënu ci dara jant bi moom boo ko séentoo ba mu neex la nga ne gisuma dara loolu kenn mënu ci dara moo tax toujours rek damay wax ne nañu delloo si suñu xel xam ne yàlla mooy maye pouvoir te yàlla jox na ko suñu président muy président Macky Sall te ñuy ñaan yàlla aussi 2019 yàlla delloo ko fa mu nekkoon mu eggale mandat am defaraat réew mi gis ngeen li mu ci def mu daal di yokk liggéey bi su ko defee bala moo joxe lengay comme ça ñu mën ko kii allo. allo waa Fama ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay Seydou. Seydou Diagne ak Baboy. hey brother. yes fine man ñu ngi leen di ziar bu wér. ñu ngi lay fay happy new year famille bi yëpp et surtout c'est happy new year to me. ñu ngi lay fay happy new year also ak Fama yëpp ak ñi déglu ñëpp quoi. waa parrainage bi xam nga moom liñ ci wax rek waxoon nañ ko ci. par exemple démb déglu naa Moussa Ndiambe Ndiaye. vraiment leeral na ko ba mu leer naññ. nit ñi aussi foofu ñuy déglu. parce que stade bi ñu toll nii.
président Macky Sall candidat la comme les autres candidats. amul benn mais mi. coupé wul de allo. Mimi Touré wax na ko sax ñoom quand Benno Bokk Yaakaar am nañu ay parrainage yoo xam ni conseil constitutionnel bi validé wuñu ko. dañ ko rejeté. loolu am na ma ne ko loolu moom am na. wuñu ko parce que am na ci yoo xam ne jaarul ci yoon soit signature bi wala mu am ay erreur nangam. donc nga xam ne kon ku doon bu fekkonte ne moom mooy ki kon du am benn erreur ci côté. alors affaire bi loi la dañ ko yóbbu assemblée nationale ñu voté ko. te loolu daf may dellu soit gën ma firndeel. dañ doon wax ci njëlbeen bi ci conseil constitutionnel autorité bi mu am. ba taxoon mu ne président yow sa mandat bi nga bëggoon wàññi sax mënoo ko wàññi. xanaa kon ñoom ñooñu ko doon bañ démb. tey jii ñoom ñoo taxawaat ci devant le conseil constitutionnel pour plier wu à cet exercice là. donc ñoo xam ne kon gars yi dañu def lu leen neex rek mais xam nañ ne la vérité c'est la vérité. président Macky Sall defe naa stade bi ñu toll nii moom moo bëgg yëf yi gën a leer nañ parce que ñeme ne fa mu jëm. waaw ñoom ñooñu ñoo pareegul pour songu yëf yi. moo tax ñuy dugg ak génn. mais président moom je crois que moom bu dee lu leer rek wala lu jaar ci yoon moom moo ko gën a soxla ñëpp parce que daf mu ngi leen di xaar ñëw daan leen jënd bu amul wenn werante. absolument. merci Ba. merci Soyibou merci Dieng. waaw Soyibou ñu ngi lay jaajëfal grand Abdoul foog naa mi ngi ci line bi ak suñu invité bi ñëw na ak Mass aussi mi ngi ci line bi allo. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. xam nga suñu dëkk la ma war tey suñu dëkk ñooy daal dañuy rus sax Macky Sall ndax moo joxe jiwu joxe machine. joxe engrais. waaw moom daal tabarkàlla moom daal yi fi moom yàlla def jàmm rek. amiin yaa rabbi amiin. ñëpp daal dañ bëgg Macky Sall ba daal di ko recevoir benn yoon. wallaay. waaw ku baax la rek yàlla ko yàlla jàppale. amiin merci jox ma kii bi grand Abdoul mi ngi ci ligne bi ñu kii ko suñu invité bi nag tey ñëw na mi ngi ci line bi bu grand Abdoul kii ñu dugal Mass après nag ñu ñëw dugal invité bi grand Abdoul yaa ngi ci kaw. jërë ngeen jëf maa ngi leen nuyu Baboucar merci beaucoup ma di nuyu donc rajo bi président depuis 2019 je me rappelle. Abdoul ñu ngi lay ziare bu baax di la nuyu mais defaraatal sa rajo bi si boo nekkul ci écouteur ou speaker. defaraat ko ba mu gën a jekk quoi. yéen may dégg léegi baax na. est-ce que baax na léegi. voilà tane na léegi ça va. c'est correct. oui c'est un peu mieux il y a des légers mieux quand même quoi par rapport au numéro. un léger mieux mais pas mieux c'est pas mieux c'est un léger seulement. waaw demal rek. allez-y waaw jërëjëf merci beaucoup maa ngi leen nuyu gërëm sant waxoon naa ko sànq ma baamtuwaat ko bon je me rappelle le 9 maa ngi woon foofu si studio bi. oui ci air bi. donc voilà donc jërë ngeen. bisimilah jërë ngeen jëf. waaw léegi ñu ngi lay déglu. waaw très bien jërë ngeen jëf merci beaucoup donc ma baamtuwaat rek nuyu ñëpp président de la république seen rajo bi am na solo Babouy Kane maa ngi lay nuyu gërëm sant di nuyu aussi Fama Kébé maa ngi doon wax 9 décembre bi wees maa ngi woon foofu si studio bi donc foofu à New York ñuy faram-fàccee l'actualité de l'heure bon tey li jàmp dëgg aujourd'hui avant may commencer damay nuyu tout d'abord les caravaniers la caravane diaspora CAP 2019 nga xam ne ñu ngi Sénégal di fa def ay liggéey yu mucc ayib wër nañu presque à travers le Sénégal pour prêcher la bonne parole pour vendre les idées du président Macky Sall et en même temps pour tout simplement donc vendre les idéaux du président Macky fësal la ngeen la ñu ngi leen nuyu gërëm sant leen baax a baax et puis aussi ñu ngi wax Babouy Kane s'il vous plaît parce que là quand je te parle tu parles ça fait des échos. Allô?
Oui, je disais que bon, nous waa Caravagni ils ont fait le tour du Sénégal di vendre la bonne parole di def ay propagande wax naa toujours président Macky Sall yombal nañu mbir mi parce que ñun ñuy def propagande actuellement avec ses réalisations affaire bi dafa yomb si ñun loolu weesoo bon wax nañu affaire parrainage bi léegi jeex na c'est prêt il y a beaucoup de candidats à leur candidature, les candidats à la candidature que yoo xam ne dañ leen recalé. Il y en a beaucoup et puis de grosses pointures qu'on pensait même pas que peut-être ñoom ils vont passer donc sans difficulté, mais ils les ont recalés. Mais toujours dañ leen may chance, pour ceux qui sont recalés, ils doivent dañu war a retourner au Conseil constitutionnel mercredi pour voir les doublons et puis ñi mën remplacer doublons yi ñu remplacer ko donc am na benn étape de vérification donc pour tout le monde l'espoir donc est permis pour les 19 candidats recalés bu loolu weesoo dama dellu tuuti ginnaaw parce que keroog bëgg naa dugg bon si groupe consultatif bi président Macky Sall bi mu demee foofu en France 2850 milliards de francs CFA yoo xam ne bon loolu la soxloon mais jox nañ ko triple mooy confiance bi président Macky Sall am auprès des bailleurs de fonds d'ailleurs bailleurs de fonds yëpp keroog dañuy teew fekkee ko et puis vraiment président Macky Sall jël fa ndam loolu yëpp li ko waral mooy suñu président de bailleurs de fonds yi sur le plan international il a un grand leadership donc ñëpp wóolu nañu ko bon ñu bare di wax président li muy def nii yëpp bon day def des endettements ay bor yoo xam ne pour la future génération ma ne ko yooyu koy wax xamuñu ko parce que président Macky Sall lépp lu muy def koy calculer daf koy natt ko par exemple ñun xam ngeen ne nous sommes maintenant un pays pétrolier en 2021 ñu commencé d'exploiter pétrole en 2022 ñu commencé di ko jaay bon ñetti pàcc lañ koy def premier pàcc bi mooy fay bor yi deuxième pàcc bi mooy fonds de roulement boo xam ne Sénégal mën na si rouler dégg nga maam ñu lekk naan et puis kenn du sonn kenn du xiif et puis troisième pàcc bi mooy épargne pour la future génération future boo xam ne suñu xale yi juddu yu ñëw ñu dencal leen benn compte bancaire seen xaalis boo xam ne bu ñu màggee fekk xaalis baa ngi noonu ñu commencé daal tout de suite di liggéey donc loolu la ñu wax mooy PSE acte 2 une véritable réalité donc PSE c'est un plan du Sénégal émergent un plan ambitieux et révolutionnaire initié par le président Macky Sall xam ngeen ne président Macky Sall keroog aussi demoon na ranch de Doli fondé par Senghor Léopold Sédar Senghor en 1969 mu nekkoon dans un état embryonnaire mais président Macky Sall bu mu ñëwee donc daf ko remettre ses lettres de noblesse xam ngeen bon déjà le président Macky Sall dafa parachever forage Doli avec une clôture de 120 kilomètres et des infrastructures innovantes, c'est-à-dire ay forage pour les villages environnants pour la sédentarisation pour nga xam ne éleveurs yi ñoom dañu doon dem dëkk fii dëkk fële mais léegi bu ñu defee forage yooyu dañu sédentariser toog foofu mu nekk ay gros villages donc de pôle de développement économique président Macky Sall aussi n'est pas comme Ablaye Wade xam ngeen Ablaye Wade était un monstre institutionnel un monstre institutionnel et il expérimente ses idées il n'en a rien à foutre s'il y a des résultats et ses expérimentations président Macky Sall nag c'est pas comme ça lépp lu muy daf koy calculer expérimenter ko xam ne lii et puis planifier ko xam ne lii vraiment Sénégalais bu ñu si duggee xuus dina am ndam dina am résultat après mu def ko loolu mooy président Macky Sall gis ngeen PUDC a ngi nii donc programme urgence de développement communautaire 800 000 villages 55% de la population vit dans le monde rural il y a 15 000 villages ñoo ñëpp on va trouver des usines des sociétés yoo xam ne doomu Sénégalais di si liggéey nga xam ne koom-koom bi dugg parce que chaque Sénégalais va avoir son pouvoir d'achat et quand on dit pouvoir d'achat on dit roulement du développement économique donc maa ngi leen gërëm sant leen baax a baax et puis aussi am na benn point bu mu bëggoon wax
bu am importance parce que dama dégg Sonko di wax président Macky Sall moom daf ko apporter solution président Macky Sall ñëw fi di bàkku di wax dégg nga maam di wax ay cosaanam di wax ma je suis originaire donc des parents guéris kooku nag c'est normal parce que président Macky Sall bu ko defee c'est suite à des accusations yoo xam ne boo jiite réew ñu ne ko téye esclave am loolu dafa metti donc loolu moo tax président Macky Sall ñëw di apporter une clarification pour Sénégalais moi je dis simplement nit ñi en général dañuy wax les origines ceddo du président Macky Sall mais kooku c'est du côté maternel nous vivons pas le matriarcat nous vivons du patriarcat si on parle du patriarcat le président Macky Sall il est d'origine de Lam Toro tout le monde connaît les Lam Toro ils ont régné dans le Fouta pendant plusieurs années donc avant d'être destitués par les Dinianké. Donc quand on parle de Lam Toro, la capitale c'était Guédé, la capitale du Fouta, et les Salles en étaient donc les rois, les Lam Toro. Donc du côté patriarcat, je crois que le président Macky Sall il est en pur Lam Toro. Donc il a bien fait d'écrire dans son livre ses origines pour que ça soit clair au niveau donc éclairer la lanterne des Sénégalais. Je vous remercie. Donc voilà, je vous rends le micro et je vous dis tout simplement à tous et à toutes. Et d'ailleurs, je remercie aussi les autres caravaniers et les invités qui étaient passés la semaine dernière. Je vous parlais de Malick Diagne et de Alassane Sow. Merci et à la prochaine fois. Merci beaucoup grand Abdoul ñu ngi lay remercier bu baax a baax di sant rek di gërëm di wax ne sa kàddu yi am na solo bu baax a baax yow moom ci kaw rek ci kanam ñu ngi lay remercier bu baax a baax merci beaucoup. kon boo ko Babou اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام yaay daal déglu woo de allo donc yaay daal ne suit pas dafa am benn communiqué bi nga xam ne daf ko waroon a jàllale donc képp ku ko jege na ko wax ni ñu ngi koy xaar ci rajo bi pour mu jàllale communiqué am donc
yaay daal yow rek la ñuy xaar pour nga ñëw jàllale communiqué bi alors allo. waaw. voilà yaay daal waaw. waaw ok yaay daal donc bisimilah. bisimilah yaa ngi ci biir bisimilah. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. ginnaaw bu nu waxee xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu utiliser sayitu tàgge bi nga xamante ne rek mi ngi jógee ci Adja Fatou Assou Faye Mbeng càmmiñam bu góor génn àdduna tey démb fii ci Philadelphia. ñu wax rek am Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidjanes ci Tiwaawan njabootu Seydi Aboubacar radiyallahu taala gi nekk ci Sénégal ak gi nekk ci États-Unis yëpp. Amath Mbaye di papa ci ki génn àdduna Kumba Gueye Seck di yaay ci ki génn àdduna Massayer Mbaye ak njabootam. Assou Faye Mbeng di rakk ci ki génn àdduna Jamil Mbaye di mag wala rakk ci ki génn àdduna Aliou Mbaye di mag wala rakk ci ki génn àdduna Wuri Ba ak soxnaam Ami Mbaye di jarbaat ci ki génn àdduna Ismaïla Seck ak soxnaam Aïda Sarr di jarbaat ci ki génn àdduna ci Philadelphia Binta Diop ci New York ak Mohamed Mbaye di doom ci ki génn àdduna ci New York Angélique Mbengue di mag wala rakk ci ki génn àdduna ci New York Malick Ndiaye ci New York ñoo am naqar ak tiis di leen tàgge Mouhamadou Mbaye ñu gën ko xam ci Buri Mbaye mu génn àdduna démb samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ca Philadelphia. Incha allah bépp information bu nu ci am rek dinañ ko jottalewaat ci yeneen rajo yi nga xamante ni ñooy ñëw kon ñu ngi leen koy tàgge ci ku si bëgg am lu gën a leer mën nga woo soxna Assou Faye Mbeng di rakkam ci 646 763 3233 646 773 32 23 Mouhamadou Mbaye moom nag ñëpp ñu ngi ko xamoon ci Buri Mbaye muy ku nekk ci dëkk bi ku yàgg ci dëkk bi tubaarkàlla yàlla na xippee àjjana firdawsi yàlla na dee di naflaayam ñu ngi koy jaale Assou Faye Mbeng bu baax a baax ak njabootam di ko jaale njaboot gi yëpp di leen gërëm bu baax a baax di leen sant Baboy ci opportunité bi Adja Fama ñu lay ñaanal bu baax a baax rajo bi yàlla na jëm ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. jaajëfal di la jaale aussi ci génn àdduna di wax rek yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla ci seen ko di ko jaale ay mbokkam di ko jaale Sénégal yëpp di la ko jaale wax dëgg yàlla lu metti la waaye àdduna noonu la ku jeexal rek doo fi des kon nag yàlla nañu dëddoo jàmm ñu des bi di ko ñaanal Baboy. merci donc ñu ngi koy jaale communauté sénégalaise bi yëpp yàlla na ko yàlla yërëm def foofu noppalu kaayam donc Fama ñu continuer. waaw léegi dañu war a indi Mass fële si Texas Mass moom la ñu war a dugal nii mu waxtaan ak ñun tuuti après nag suñu invité bi mooy coordinateur bu Ghana di Balla Dramé mooy ñëw après Mass kon bokk allo Mass allo Mass allo Mass. kébal bi baaxul kii ko parce que allo Mass yaa ngi ñu dégg am na allo allo Mass am na lu branché wul foofu Mass yaa ngi ñu dégg allo Mass yow sax daan waa ñun dégguñu la nag affaire bi ñëwul
volume bi sës na waaw Mass dégguñu la de wala nga woote directement si numéro kii bi parce que dégguñu la xaaral ñu jox la numéro bi da ngay def 212 219 96 95 nga woote nga dugg am na lu nekk si kii bi allo Mass yaa ngi ñu dégg allo وإذا قيل لهم allo Mass yaa ngi ñu dégg allo Mass allo Mass yaa jëlal léegi yaa ngi ñu dégg bu dee yaa ngi ñu dégg yaa ngi ci line bi direct commencé wax ñu dégg la allo jëlal numéro bi mi ngi nekk 212 219 96 95 ok c'est bon waaw léegi dugal waaw léegi maa ngi lay jéem a dugal ci ligne bi nii direct waaw léegi comme ni ma ko waxee rek Mass dafay ñëw wax fi tuuti ci waxtaanam après ñu dugal suñu coordinateur Balla Dramé mooy coordinateur bu Ghana Accra moom mooy suñu invité dafa amoon benn meeting foofu ci Sénégal ñoom ñu ngi ci caravane diaspora bi loolu moo tax nekk fi mu nekk nii mënuñu ko woon a jot duñu ko uti de qu'ils parlent mal, ils ont pas besoin de parler. Macky Sall yu bëgg yéeg ci kaw garab bëgg n'importe qui bu la sànni xeer nga bëgg a wàcc bëgg a fayu. waaw Mass dugal ci line bi yow la ñu xaar Mass 212 219 96 95. Président Sayo Sanko Solu toilette ba génn di dem bëgg n'importe qui bu la sànni baat nga bëgg dellu si toog ne da ngay tontu ne leen tardel liggéeyal te bay leen ñëw. Cheikh Ibrahima Fall daan na wax naan abisim lay jàpp ay dem ba xam bu kere ngay man xayaam yàlla day fay ñi wax bàyyi ñi liggéey. suñu président bu njëkk ba Senghor yàlla na ko yàlla yërëm daan na wax. waaw maa ngi leen di dégg waaw. waaw léegi ok go ahead. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. mën nga nuyu nit ñi yaa ngi ci line bi. waaw Fama maa ngi leen di nuyu bu baax waaye maa ngi jégalu nag parce que line bi moom dafa xawoon dañ fa nekk di taw fii nag quoi à Houston. donc maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ci nuyu ñëpp ñi nga xamante ne auditeurs yi ak auditrices yi nekk ci line bi. commencé ko yow Fama vraiment ñu ngi lay nuyu di leen baalu ak ci at bi nga xamante ne mooy at bu bees bi ñu jëm. di ñaan yàlla lépp li nga xamante ne tey mi ngi koy ñaan ci at bi yàlla defal ñu ko. ñi nga xamante ne aussi dañoo feebar nekk ci hôpital yi. te seen yaram ndeysaan ñu feebar yàlla na leen yàlla may ñu dugg ci lalu hôpitaux yi quoi ba dox seeni soxla. ñi fi nekk dëkk bi aussi am ay yàlla may leen xéewal bu bëri ba ñi nga xamante ne ndeysaan yàlla may na ñu bëgg a dem Sénégal ñu dem ñu bëgg a investir fii investir yàlla daal may ñu jàmm te jàmm yàgg ci Sénégal. di ñaanal aussi ki nga xamante ne mooy suñu kilifa réew muy le président de la République. li mu yanu tey mu téye ko yàlla na ko ci yàlla may ndam. yàlla may ko aussi
yéene bu mu bëgg a yóbbu Sénégal mu yeggali ko. waaw léegi ñu ngi doon wax rek ne sa wax am na solo di ngi ñaanal suñu président bi moom am na solo lool na yóbbu réew mi ba 2019 jëm 2024 loolu am na solo di la wax rek ne ci parrainage bi lañ doon waxtaan ni mu tëddee gars yi ñi ñu validé ak ñi nga xam ne aussi dañ leen a rejeté ci lañ nekkoon di waxtaan ak caravane bi nga xam ne waa diaspora bi jóge nañ fi dem di campagnal président nekk yoonu Fouta ba tey ñu ngi woon Kolda di am nañu des Dakar aussi di campagne ci loolu lañ bëggoon rek nga waxtaanal lu ñu tuuti. waaw affaire dinaa ci sawar moom vraiment thème bi nga xamante ne moom ngeen développé tey. dafa nekk thème bu nekk ci dafa nekk en actualité. donc thème bu am solo la. dama ciy sawar aussi di ci waxtaan. ndax parrainage bi. bu ñu seetloo. ba ñuy naan dañuy def déposer candidature Sénégal. maanaam bés bi nga xamante ne Mimi Touré damoon na di déposer candidat dem en tant que mandataire. maanaam avant mooy jour bi ñuy yóbbu mandataire yi di déposer ku ci nekk war a yónnee sa liste. maanaam sa parti yabal la. jour boobu ba Mimi Touré génne dafa tiit. ndax dafa ne ñi déposé pour nekk président maanaam li si bu matul téeméer sax xam nga maanaam ñi yónnee mandataire bu ñu matul téeméer jege na ko. lu mosul am histoire du Sénégal. ba ñu jógee foofu maanaam lépp loo gis dafa am lu ñu naan chronologie dafa am yoon. ñu jógee foofu ni ñu ngi war a déposé signature yi. keroog ba ñu koy déposé ba leen telloo sax amoon na ay too parce que Mimi Touré bokkoon ci njëkk a déposé. maanaam gars yi ku nekk di xëccoo. di déposé. maanaam ci xëccoo yooyu. am na nit ñi comprendre woon ne tey li ci am ci kanam am na loo xamante ne ci fan yi joxe na explication yooyu. mais dinaa ci demaat. maanaam boo leen xooloon jour boobu Mimi Touré dafa ñëw moom mooy njëkk. Malick Gakou ne ko man maa njëkk ñu déposé ba ñu déposé boobu. amoon nañ presque ay 27 et quelques. maanaam ñoo xamante ne déposé nañ. ñenn ñi sax dañoo mujj a résister ci 27 yooyu. fan yi ñuy génn commencé woon nañ def dépouillement yi maanaam commencé nañ xool di compter. ci parrainage bi ñëpp gis nañ ko. mais on a vu que sur les 27. su ma juumul y a que 7 yoo xamante ne ñoom ñoom motal nañ li ñu leen waxoon. xam nga les 20 moom lañ daan les recalés maanaam ñoom dañ leen téye parce que dafa am ay doublon maanaam su ma déggee doublon mooy ñi nga xamante ne dañoo xool ni dafa am ay double signature yu ñu def. yaa may comprendre. donc sur les 27 maanaam bu doon examen rek naan 20 yi dem nañ second tour. xam nga maanaam bu dee am na loo xamante ne jencoon nañ ko wala am na leçon yi ñuy jencoon seen defar. dañ ko war a indiwaat ñu xolaat. balaa conseil constitutionnel di joxe dernier résultat. loolu lu muy wul firndeel rek mooy dafay wane ne dafay jox dëgg président de la République Macky Sall. dafay wane ne li nga xamante ne président waxoon na ko ci maanaam ci wàllum njiitu réew du ay caaxaan. maanaam nekkatuñu dëkk boo xamante ne ku xëy rek naan damay nekk président. tu vois donc il faut ku nekk natt sa bopp. te lii am na li mu wane Sénégal wala ne am na ñu bëri ñu doon xëy di ngandalu di jaay doole alors que fekk na pesé wuñu dara. xam nga donc dafay wane ne président Macky Sall du indi benn affaire rek pour éliminer les adversaires mais da koy indi parce que pour gën a dëgëral démocratie Sénégal pour gën a mën a wane ne affaire présidentielle c'est pas des choses c'est une chose très sérieuse parce que dafa nekk ay choses yu sérieuses maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a jël Sénégal seen destin en main la donc loolu mu ngi dëggal li président Macky Sall wax donc tey l'histoire a donné raison le président de la République son excellence Macky Sall kon ñun loolu dañuy gën a kontaan dañuy gën a war ne vraiment ki ñu àndal am na vision ki ñu àndal ci lépp lu muy teg da koy teg ci xam-xam maintenant li ma ci mën a jàngat mooy ñi nga xamante ne tey génn nañ leen parce que mootul dañoo nekk ay doublon ñu ne leen dem ngeen second tour ñooñu ci histoire politique tey seen taxawaay Sénégal dina xaw a metti parce que nit ñi dañ leen xoolee comme des incapables des gens yoo xamante ne ils voulaient quand même aller briguer le suffrage des Sénégalais alors qu'ils n'étaient pare wuñu tu vois donc ñooñu tey mun naa ne Sénégal sax ñu ngi leen di xaw a def benn genre ironie maanaam dañ leen di jéem a reetaan la xoolal diw rek tee nañ ko tu vois donc seen crédibilité ci politique dafay xaw a wàññeeku maanaam xaw ma la xam ne leen koy ci olof maanaam ñoom seen taxawaay seen nit ñi buñ leen di xoolee dañ leen di xoolee comme ay tuune te ñooñu aussi ay donc loolu waroon nañ moytu erreur boobu donc loolu laa ci mën a wax beneen affaire bi nag mooy par rapport ak du ma ci sori parce que xam naa ni temps bi may ñu ko xam nga mais ñi nga xamante ne aussi ñu ngi def ci caravane bi comme ni ma ko waxee dañ leen di encouragé parce que aussi li ñuy def am na solo dañuy dem rek renforcer
li nga xamante ne waa Dakar ñu ngi koy def te diaspora bi aussi maa ngi suivre seen caravane bi donc loolu dañ ciy gën a kontaan di leen encouragé xam nga di leen xamal ne vraiment yéen aussi ñu leen di encouragé rajo bi nga xamante ne yéen nga ko taxawal mooy yéen li ngeen di def muy Fama ak ñeneen ñi vraiment ñu ngi leen di déglu chaque jour yow moom vraiment man sax dama lay sant parce que tiisin dama naan Fama fédérateur la maanaam mooy fédératrice boo xamante ne dafa yor pusoom rek di ñaw ku mu gisee nit ñi ku nekk da lay woo ne la kaay nga dugg ci panel bi def lii dafa am solo daal donc ñun dañ daal li ñu mën a kontaan mooy nañu confiant ñu xam ne suñu président de la République liggéey na li nga xamante ne Sénégal loo xamante ne képp ku lu waay wax rek bu dee dañ ci teg ci kàttanu yàlla rek soxoroo nga xam ne Macky Sall mi ngi defar Sénégal ndax tey autoroute la Touba bi wane na ko le train express wane na ko l'ARENA bi wane na ko bourse sociale bi wane na ko xam nga la formation des jeunes wane na ko université yi nga xamante ne yokk na seen campus wane na ko bourse yi wane na ko donc muy liggéey Sénégal nag mooy dëkk boo xamante ne yàlla sax boo ko indi woon ñu la yàlla baaxul nañu yónni nañu indi malayka Jibril ku ñëw ñu la baaxul waaw mais nag li ñu gëm mooy ñun am nañ yaakaar ci président Macky Sall te incha allah bu neexee yàlla au soir du le mois de février le président Macky Sall dina jàll ci premier tour parce que li mu liggéey Sénégal leer na wasalaam. waaw kay Mass loolu moom leer na nañ te xam na ne incha allah dinañ ko falaat incha allah 2019 bu soobee yàlla lenn rek laa lay bàyyee nii di la tàggu di la wax rek incha allah samedi képp koo xam rek na nga leen wax ne caravane diaspora bi nga xam ne jóge na ci dëkk bi yëpp dinañ ñëw ci sama commune sama kër ñëpp dinañ fa def benn meeting bu mag incha allah samedi bii di ñëw à ne pas rater képp ki nga xam ne mi ngi Sénégal te mën a dem bëgg naa ñu dem ci meeting boobu samedi incha allah après midi bi kon nag loolu rek laa amoon di la tàggu di la jaajëfal bu baax a baax di la sant di la gërëm di nuyu waa Houston. jërëjëf waay Fama jërëjëf ñu ngi leen nuyu jërëjëf waay. jërëjëf. waaw maa ngi déglu waaw Balla Dramé ki mooy coordinateur bu Ghana Accra Balla yaa ngi ci air bi ñëpp ñu ngi lay déglu fi nga nekk foofu ci Sénégal tey ñëw fa ci caravane diaspora bi dama bëggoon nga nuyoo ak mbooloo mi ñëpp a ngi lay déglu. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. maaleykum salaam. man la Balla Dramé coordinateur APR Ghana maa ngi nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax. di nuyu ñëpp ñu nekk foofu noonu di kontaan trop ci waxtaan bi tamit waaw donc maa ngi lay déglu Fatou. waaw Balla yaa ngi foofu nga ñëw pour caravane diaspora bi nga ànd foofu ak ñoom Mortala ñoom Malick Diagne ak ñeneen ngeen nekk foog naa ne tey sax loolu moo tax nga guddee dugg ci émission bi da ngeen amoon meeting tey yëmbal donc di wax rek ne Balla dañu bëggoon rek nga waxtaanal ñu foofu caravane bi foofu nu muy demee ak parrainage bi fan ngeen toll ci affaire yi loolu moo taxoon tey ñu bëggoon a waxtaan ak yow. waaw Fama affaire caravane bi donc man maa ñëw maak Mortala Sambawa Gueye ñoo ànd ñëw Sénégal donc bi ñu nag fekk nañ fi Baro Lamine Kane ak Malick Diagne ak ñeneen ak ñeneen parce que ba ñu bari ñoo xamante ni am na ñoo xamante ni France lañ jógee am na ñoo xamante ni États-Unis lañ jógee am na ñu ñëw fekk si waa convergence banlieue bu banlieue bi donc ñun ak ñoom ñoo ànd nekk ci caravane bi waaw donc bi ñu ñëwee nag commencé woon nañ liggéey suñu biir donc gëm nañ ba ci biir après ñu diviser en deux parties donc ñii dem ci Fouta donc le reste nekk ci banlieue bi parce que nekk ni son excellence dafa wax ni moom moo aye donc turam la ñu nekk comme moom moo aye nag ñun ñëpp dañ ko war a taxawal pour jàppale ko jéem a xool naka lañ mën a convaincre nit ñi bañ mën a sànnil seen carte le président bañ mën a gagner dès le premier tour donc nag li nga xamante ni tout souvent moom mooy sonal moom moo gën a sonal ba suñu président mooy banlieue bi parce que banlieue foofu lañ gën a am problème te banlieue bi dafa laaj liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo la war a doon
loolu tax ñu gën a insister léegi bàyyi benn partie bi dem Fouta benn partie bi resté ci banlieue bi te ñu ngi ci liggéey bu am solo macha allah parce que dem nañ quartier yu bari dem nañ Pikine dem nañ Jëmbal dem nañ Géejawaay dem nañ Caaroy dem nañ Gunaas donc def nañ tour bi yëpp te ñu ngi fas yéene tamit pare le 8 bi di ñëw incha allahu rabbi donc ñu ngi ci bu baax a baax ci parrainage yi tamit ci côté parrainage yi moom macha allah jàll na bu baax parce que ñun fële ci Ghana jot nañu organiser suñu parrainage bu baax a baax jéem am nañ tamit ay nit ñu bari te ñëw nañ tamit fi indi suñu parrainage man ak Mor ñëw indi jox ko son excellence Aliou Ndao Fall donc parrainage moom vraiment moom baaxoon na trop te jàll na ci normal donc loolu daal moo nekk loo xamante ni moom ci lañ taxawagum waaw mais fi mu nekk ni nag tey moom amoon nañ meeting ba tax na ñu ngi doog a pare ñu ngi woon côté koñu Farba yëmbal ci biir côté Tio ba donc foofu lañ amoon benn meeting avant foofu tamit amoon nañ beneen meeting koñu Dame Diop mbedd Dame Diop bu yëmbal parce que xam nga dafa saturé ba nga xamante ni léegi dañuy jéem a obligé def amandoo 3 meetings par jour parce que mënatul nekk benn meeting 3 meetings la ñu am par jour ou bien 4 meetings par jour donc tey def nañ 2 meetings benn bi ñu ngi ko def koñu Dame Diop yëmbal benn bi ñu ngi ko def koñu Farba ci biir foofu lañ ko defee daal waaw mais lépp daal wax dëgg yàlla jaar na yoon tam macha allah te ñu ngi ciy continuer incha allahu rabbi. waaw foog naa ne yéen a ngi ci am résultat bi ngeen commencé boobu ba léegi je crois que tamit ne fas yéene ngeen a dem samedi sama commune sama kër donc pour def foofu benn meeting je crois bien. waaw Pikine war nañ donc si de Lobet Fall loolu Pikine la. samedi biir ñëw incha allah lañ fa war a dem. bu ci yàlla andee. waaw donc avant loolu sax le 3 Siré Balde. moom moo organisé Kër Massar incha allah rabbi ñu ngi koy jaale waaye dafa am dëj sax. waaw di ko waxaale si gën di waale. ñu ngi koy jaale waale. mbokkam. donc mais comme dañu nekk ci liggéey fi mu nekk moom il faut que ñu liggéey parce que moom incha allah rabbi si àllande le 3. Kër Massar la ñu war a dem ci Siré Balde. donc xam naa bu ñu ko jógee samedi bii di ñëw incha allah rabbi la ñu war a dem Pikine sa koñ. pour war a def foofu meeting. waaw mais fi mu nekk programme moom saturé boo xamante ni. parce que bëgg nañu wër banlieue bi yëpp fépp koo xamante ci biir Dakar la bëgg nañ ko wër avant le 8 incha allahu rabbi. muy liggéey bu am solo yéen a ngi koy def foofu liggéey bu am solo. ma paas la Baboy Kane mi ngi nii toog mooy coordinateur bu Arlem mu nuyante ak yow. d'accord. Balla Dramé coordinateur bu Ghana Accra. sëñ bi ñu ngi lay ziare bu baax a baax di leen masawu coono surtout foofu ngeen nekk tey ci Sénégal te gis nañu ambition bi ngeen yore rek mooy réélire le président de la République dès le premier tour. le 24 février incha allah. voilà ñu ngi leen di masawu coono bu baax a baax et puis di leen féliciter bu baax a baax ci liggéey bi ngeen def noonu quoi. dëgg la waaw ñu ngi lay ziare bu baax a baax di la gërëm yooyu di la sant tamit di gërëm tamit Fama vraiment ci liggéey bi muy def ak taxaw bi muy taxaw parce que li opportunité la pour nga xamante ne ñëpp dinañ mën a déggante fu nit mën a nekk nit mën a tamit wax li nga xamante ni mooy liggéey bu muy def liggéey bu am solo parce que liggéeyal président dong moo ñu ñor te li ñu ñaan yàlla mooy fi mu nekk nii le 24 février son excellence gagné si dès le premier tour ci ndam lu rëy. inchallah donc loolu moo tax ñu ñëpp looloo tax ñu dagg suñuy billet dañu dagg suñuy billet avion. kenn fayluñu billet avion kenn joxuñu paas kenn joxuñu dara suñu xaalis leen jël dagg billet avion ñëw ba fii ci Ndakaaru rien que pour jàppale son excellence monsieur Macky Sall mu gagné dès le premier tour inchallah rabbi ci ndam lu rëy. léegi loo ñu mën a wax aussi ci rétrospective yi c'est-à-dire le président de la République gis nañu réalisation yi ñu def gis nañu aussi keroog ba mu demee France gis nga lu mu fa jëlee plus de ki soxla woon 7 000 milliards dem vraiment ñu jox la tey mën nañu wax ne sax 14 000 milliards dana ko mot mais 4 000 la doon ut donc li mu am vraiment macha allah sant nañ ci yàlla bu baax mais léegi lan mooy sa vision par exemple ci perspective yi fii ci kanam. ak surtout aussi suba incha allah aussi ñu ngi xaar discours à la nation bi nga xam ne président dina ko def loolu lépp lan lañ ciy xaar. waaw léegi bu dee fu fekkee ni xaalis bi nga xamante ni moom la demoon jëli loolu ndam parce que xam nga souvent dañuy wax ne cin bu naree neex bu baxee xeeñ donc fi mu nekk ni dafa nekkoon ci première phase bi
donc togg na ba mu ñor fi mu nekk yàqal ñu dong moo des donc xaalis bi nga xam moom la si jëlee tamit dañ ci sant yàlla rek di xam ne ndam la rek ndam la waaw parce que ku doon laaj 2 ñu jox la 7 donc loolu mu de wane na ni am nga taxawaay am nga vision am nga bëgg-bëgg parce que moo ko wane. bu fekkoon liñ ko njëkkoon a jox defu ci dara wala defu ci loo xamante ne ni nit ñi gis nañ ko def naan duñ dem bay am confiance wala kóolte pour mën ko joxaat lu ëpp loolu. donc loolu liggéey bu mu liggéeyal ak luy confirmer que ni ku bëgg Sénégal la ku bëgg réew la te ku taxawu Sénégal te ku bëgg Sénégal tamit jëm ci kaw ci kanam la. donc ci affaire discours bi mu war a def ñu ngi koy xaar ci lu bari mais fi mu nekk nii man message bi nga xamante ne moom laa bëgg moom mu wax ci bu baax a baax parce que boo xoolee at yi ñu génn yëpp Sénégal amoon nañ ay problème ay ceeb bi yokku essence yokku léegi fi mu nekk nii avant nit ñaa ngi doon jooy xiif mais fi mu nekk nii Sénégal kenn jooytul xiif vraiment man maa ngi Sénégal gis naa li mu def gis naa ni nit ñaa ngi jooy kenn jooytul xiif mais ñun ak caravane bi ñuy def nii fu ñu dem fu nekk rek dañuy ubbil jeunes yi voix pour ñoom ñu wax seen doléance donc jeunes yi man li ma dégg ci seen doléance ñoom ñëpp mooy manque emploi bi mooy li nga xamante ni moom la jeunes yi soxla fi mu nekk nii donc discours bi mu war a def suba bëgg naa mu wax ci pour affaire emploi 2019 bi mu nekk année boo xam année emploi la xale nañ ci gis seen bopp xale yëpp ay am liggéey di mën a liggéey bu baax a baax surtout tamit am na xale yoo xamante ni tamit dañoo am diplôme ba pare amuñu liggéey parce que ñoom ñëpp loolu la ñuy complaindre am nañ diplôme mais amuñu liggéey donc bëggoon naa ci discours am loolu mu jëm ci wax bu baax a baax pour affaire emploi bi gën a takku ba xale yëpp mën a liggéey daal bu baax a baax. oui d'ailleurs sax boo c'était programme bi mu génnee mu ngi ko tuddee liggéeyal ëllëg donc cela veut dire que li muy def nii tey vraiment ñun ñëpp xam nañ ne que aussi du pour ñun ñi nekk fii mais bu ne 2035 donc xam nañ ni que ñooñu perspective yooyu xale yi la donc vraiment donc Fama la ci bëgg a dolli. waaw li ngeen wax rek noonu la Balla yow ak Baboy fi ngeen ko teg rek foofu la wax ji moom dama ci yokk rek mais duma dellu ginnaaw parce que li nga ko waroon laaj yëpp laaj na ko kon Balla li muy wax rek mooy que ne sa message bi nga xam ne président daf ko war a wax suba yow gis nga ne xale yi jeunesse bi moom nga bëgg mu wax si ñoom pour ñu mën a am ay xëy ak borom diplôme yi pour ñu mën a liggéey foog naa ne président li nga wax ni da nga aw ci làmminam parce que moom loolu mooy mbébétam yaakaar naa aussi que ne dina la dégg xale yi foog naa ne aussi que ne am na lu mu ci def mais xam nga rek boo commencé dara da ngay xaar tuuti aussi di nëgëdëgu pour mën a compléter ñëpp mënuñu amandoo liggéey ñëpp borom diplôme yi mënuñu jëlandoo ñëpp mais quand même dina def effort boo xam ne pour jeunesse bi mën a liggéey comme ça su ko defee réew mi jëm kanam parce que réew mi ëllëg xale yi ñoo ko moom Balla man loolu laa amoon lu ma ciy wax. waaw loolu moom vraiment naaj na te loolu leer nga wax tamit parce que loolu moom mooy li nga xamante ne ni tey mooy bëgg-bëgg xale yi parce que fépp fu ñu dem loolu la ñuy jàmbat fépp fu ñuy dem tamit loolu la ñuy wax donc baax na ñu wax ci teg loolu sur la table ba 2019 bu ñëpp mënta am liggéey sax ñu benn majorité bi am liggéey tuuti quoi ak ñi nga xamante ne am nañ ay diplôme te mënuñu am liggéey tamit ñu xool nañ leen mën a gëstuwaate bu baax a baax ba ñu mën a am lu ñuy liggéey. loolu rafet na Balla parce que xam naa ne guddi na Sénégal te xam naa ne ñun ñëpp ñu ngi gunge Sénégal surtout yéen ñi nga xam ne tey da ngeen a tëj seen ay business tëj seen kër yow ak sama frère Mortala wax Guèye mu ngi ànd ci délégation bu Fouta yi parce que mi ngi may yónnee vidéo yi tey sax yónnee na ma fi ñu toll donc mu nekk liggéey bu am solo ak ñoom Malick Diagne yéen ñëpp ñoom Barou Lamine bon ku lim rek da ngay waa Angleterre yi waa France ñëpp a ngi ci kon di wax rek ne liggéey bi ngeen def yombul mais président Macky jaral neen ko seen réew aussi jaral na leen ko donc mu nekk liggéey bu am solo bi ngeen xam ne yéen ngi nekk di ko def léegi nag xaw ma sa waaye dafa nelaw xaw ma bu nelawul mën na ñëw sànni ci moom bala ñu tëj émission bi parce que ñu ngi dese ma ko nalawagul mais xam naa ne dafa la koy paas. waaw bu fekkee moom foofu waaye yow tamit bala nga faa jógee dañ lay remercier bu baax a baax wax dëgg yàlla bëggoon nga teel a ñëw parce que man maa ngi la ko wax rek daanaka tey
nga ne ma amul benn problème te ngeen nekkoon ci programme waaye tamit duñ def lu dul jaajëfal la bu baax a baax di la wax rek rajo bi sa rajo la tout moment nga am loo fi wax nga ñëw ñu dañ ko def rek pour wane liggéeyu président Macky Sall moom mooy li nga xam ne moo fi am loolu kese la. d'accord Malick Diagne mel ni moom tëdd na. waaw parce que wàcc naa ci néegam léegi. waaw mais waa fermé na quoi. il n'y a pas de problème léegi moom di kontaan trop ci yow bi. di kontaan trop tamit ci émission bi di ko rafetlu bu baax a baax a baax. parce que yu mel ni dina di mën a jàll yenn message yi. waaw ba képp ku mën a dégg daal dégg ko. donc ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor. te képp ku Sénégal ñor da ngaa war a taxaw pour jàppale son excellence mu gagné. élection yi di ñëw dellu. incha allah rabbi. waaw kontaan nañ ci yow bu baax a baax Babou foog naa mën nga tàggatoo ak Balla guddi na si ñoom ñëpp tam. merci donc merci beaucoup la prochaine fois merci Balla. merci Balla jaajëf waaw. yow ni ngay defee tey na ànd ak dal man nga bërëm waaw mbokk yi ñu ñëw rek defal leen benn publicité rek boo xam ne mi ngi jógee ci suñu frère Lansana Tambadie di wax rek ne ñu ngi wax ne Lansana ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di commencer rek di ko defal benn publicité comme nag c'était à l'imprévu di wax rek ne bu ngeen déggee Lansana mooy waa ji nga xam ne ñëpp xam nañ ko fii ci biir New York mu nekk nit koo xam ne ku am solo la ubbi fi ay business ku dégg Lansana di nga xalaat Baobab restaurant nag mi ngi nekk ci 116 between 7 ak Lenox mu nekk restaurant boo xam ne bu fi yàgg boo xam ne ñëpp xam nañ ko di togg lu neex a neex boo fa demee di nga fekk ñu def fa ceebu jën def fa suppu kànje c'est bon def fa yaasa def fa aussi li ñuy wax ne yàpp bu ñu lakk di dibi di wax ne ginaar bu ñu lakk mu nekk lu am solo loo xam ne boo demee foofu di nga fa fekk service bi gaaw na di nga fa fekk Kiné di nga fa fekk Moumi di nga fa fekk aussi Maymuna ak Fat Camara fekk fa Pape mu nekk service boo xam ne boo fa duggee sa xol dina sedd boo fay génn da ngay ree mu nekk togg bu set bu sell boo xam ne ñëpp xam nañ ne Baobab restaurant dafa am number 2 am la tamit number 1 bi nag comme ni ma ko waxee léegi moo nekk foofu ci 116 116 number 2 bi moo nekk ci ni ñu koy waxati Fulton Street ba foofu tamit boo demee di nga fa fekk ñoom Anta mu nekk service bu gaaw foog naa ne sama mbokk Haalpulaar yi nekk foofu yëpp xam nañ fan la Baobab bi nekk Brooklyn feeti ɗum noon bandiraɓe mi wi on so tawi on ngari ɗo Fulton Street ɗo Harkunde Lenox e Belfort mon jiiɗon Baobab restaurant so jii Baobab restaurant noon on noon ko restaurant ko wiyete ko Lansana jeeyi restaurant o mataw ɗon sukaɓe yontaɓe ɓe ganduɗa vraiment service mabɓe ne yaawi sa ari toon koko weeli koko laaɓi keɓata ɗon ɗum noon wiide noon bandiraɓe ɓe so tawi tan on mbaɗi oɗo nde wonata 5 minutes tawata ko oɗo o waɗi prêt ɗum noon wiide wat han à ne pas manqué yimɓeɓe kala jiɗɗo yaade to Baobab gonɗo Harlem ko bëgg a dem Harlem mën nga dem ci 212 864 47 00 bu dee Brooklyn nga dem si 17 18 484 48 64 boo fa demee service bi gaaw na yëf yi set na lekk bi neex na xale yi am nañu ree am nañ yar am teggin kon boo ko Baobab restaurant boo ñëwee foofu sa xol dina sedd kon boo mbokk yi maa ngi leen di wax ne que dox daje ci Baobab restaurant. Rama Diallo sa yaay Rama Ñas sa yaay
di dajar meew ma nga yëg Demba Ngoy ku ci nekk dégg saxi du moroom Samba Sele mi kiliw waa kër ma jàngaay ay doroobe lañu wurus la ni banoo doon lañuy wàlle tan faate sa maama nga saayo góor di géej roqee jàlloy sa yaay aji jàlloy sa yaay baro faal sa maam mbokkum ndeyum kumba jàllo seeri jaañ ci mbeng kele jàllo sa maam juga jàlloy baayam jibril jàlloy baayam marem jàlloy waaw Fama ñu continuer aussi ci beneen partie bi nga xam ne peut-être nañ ci laal tuuti mooy groupe consultatif boobu président rencontré woon foofu ci France 2800 milliards la doon ut mu am fa ci tàng-tàng ji 7000 milliards voilà 7000 milliards te aussi ba tey jeexagul parce que nit ñaa ngi partenaires yaa ngi participer ba léegi te léegi gëm nañ ne aussi fii fu muy jeexee dinaa gi 14000 milliards donc loolu xaalis la bu dëgër surtout li suñu camarade bi doon wax léegi li nga xam ne dafa jëm ci liggéeyu xale yi donc loolu dana ci kii quoi dana ci kii bu baax a baax te à part ça aussi xaalis c'est pas ko bëgg rek ñu jox la ko parce que tubaab bi dañ leen yàpp actuellement mais tubaab bi dafuñu tubaab bi duñ jël seen alal rek di ko joxee ci Mali Fara parce que boo seetee le président de la République ba mu fa demee am na ñi ko fa jiitu woon donc du Afrique yëpp ba mu daj la première chose li tubaab bi def pour ñëwee ci pouvoir daf lay meeb waa jox la dara waaw seet loo ciy def mais bu dee yow da ngay dem sa problème mooy jënd ay château du jënd ko en France wala ñii di xëccoo di jënd ay kër ay Allemagne ñii di jënd ay kër ay Canada loolu tubaab bi doful donc tubaab bi seetaanal la xam na yow ban intention nga yore mais président Macky Sall moom bi mu demee parce que Afrique boo seetee yëpp président yëpp loolu mooy seen problème donc ko ci jox tuuti rek mu won la mu ki mi doon donc ñoom ñi nekk foofu ñoom tubaab bi ñoo leen gën a xam France ñoom fi ñu mënul dëkk foofu la suñu njiit yi di dem jënd fa ay kër donc loolu nag doon problème bu dee mais président Macky Sall bañ ko joxee xaalis bi li muy laaj en première phase PSE bi daf ko jël investir ko won leen invité leen xëcc leen ñëw ñu gis ñu teg ci seen bët sénégalais yi teg ci seen bët ñëpp teg ci seen bët tey foo tourné Sénégal pënd la donc construction yaa ngi partout donc looloo waral nag tubaab yi amaat ci moom confiance donc la mu leen laajoon ñoom ñëpp tey ñu ñëw di ko xëccoo di ko ko jox donc Sénégal dafa doon réew mu stable donc réew yu bari bëgg nañ ko mais duñ ko amee noonu parce que stabilité bi c'est très important pour nga am confiance nit ñi sécurité aussi foog nga am ko c'est-à-dire ñoom bu ñu investir seen alal ju day noonu ci réew mi voilà mu wóor leen que réew mi am na sécurité sàmmal leen seen investissement sécurité aussi sàmmal leen que li nga xam ne li vraiment que am nañ ci espoir li tax ñu investir ko du doon problème donc Fama defe naa loolu aussi mën nga ci ubbi ligne bi. waaw 5 minutes. mën naa ci ubbi ligne bi waaw ku bëgg a dugg mën nga dugg ci 212 219 96 95 mais damay wax ne sa wax ji am na solo trop. Baboy parce que président comme ni ma la ko waxee sànq rek président bi ñu am du cuune boo déggee ma ne la lu cuune mooy boo gisee ñu wóolu ko pour mun ko joxaat leneen. c'est parce que am na lu ñu gis ci moom loo xam ne lu am solo la parce que gis nañ ne dëkk bi mi ngi koy defar gis nañ ne aussi mi ngi investir ci biir dëkk bi Sénégal parce que président Macky Sall lu mu am yëpp ci biir Sénégal la ko def ci durant wu 7 ans loolu lu am solo la liñ ko jox yëpp lu muy bari wala lu muy néew def na ko ci biir Sénégal te tamit tey wax dëgg yàlla xanaa ko bëggul gis waaye ku bëgg a gis rek xam na ne li président Macky Sall amul benn président bu ko def fii depuis bi mu toogee ak léegi ci 7 ans yi kon nag kooku li may wax ne xelam mi ngi ci xale yi du leen bàyyi ginnaaw ndax président ku am vision la te tamit bëgg na jëmale dëkk bi kanam te bëgg na xale yi am liggéey bëgg na borom diplôme yi aussi di wuyo parce que xam nga même réew mii ñu nekk aux États-Unis Baboy dafa nekkul rek ne que président bi mooy jóg di wutal nit ñi liggéey ku nekk da ngay jàng ba pare nga daal def say demande toog xaar ñu jox la liggéey loolu moo am Amérique moo am France moo am fu nekk kon moom bu fekkee ne xelam mi ngi ci jeunesse bi xam naa ne dina créer foo xam ne xale yi dinañ fi mën a dem pour liggéey pour réew mi soqali ko loolu tamit xam naa ne président mi ngi ci bàyyi xelam bu baax a baax parce que président xam nga ne defar réew mi moo ko tax a jóg leneen taxu ko jóg. parce que aussi tappale ji foog ñu bàyyi ko toog rek naan que damay politique donc xaalis dañ koy lijjanti loolu defe naa tey war na jeex Sénégal te gis nañ ne aussi fii président Macky Sall teg tànkam
vraiment foofu la parce que tey boo seetee ñi taxaw naan dañuy manifester ji li ñuy leen naqari rek mooy que xaalis bi ni ñu ko doon jotee wala ni ñu ko defee ne woon loolu amatul. voilà donc dem rek damay lijjanti ci xaalis dem taxaw palais présidentiel di ut ay audience te nekkoo kenn lu xam nga yooyu c'est fini au Sénégal te léegi gis nañu le président de la République première phase bi li mu ci def donc tabax na réew mi tabax na ay infrastructures yu rëy donc li des léegi deuxième phase bi mooy industrialiser réew mi donc loolu nga xam ne dañ koy béy ci réew mi donc ñu au lieu ñu koy yóbbu di ko jéggaane ji di ko jaay feneen mais léegi danañ ko liggéey fii ci biir réew mi xale yi liggéey ci mag ñi liggéey ci espoir am réew mi naat defe naa loolu mooy la deuxième phase mooy xaalis bi ngeen gis yëpp incha allah te du doon rek ci benn pàcc ci Ndakaaru rek danañ ko tas ci Sénégal gi yëpp ba mu daj donc foo dem ci Sénégal danañ ko industrialiser donc loolu xéwal la defe naa loolu bu dee nit ki bonul xol vraiment ku gis loolu war na cee sant yàlla. allo. waaw salaamaaleykum. waaw na ngeen def. lay ziare sëñ bi. maa booy na ngeen def jërëjëf waay. lay ziare bu baax. lu ma leen laaj mi ngi am meen maaj moom fu mu mujj. kookan la. walla Adama Touré mi ngi am meen maaj bi fan la mujj. million bi boobu sëy na. loolu tam. boobu sëy na. boobu kenn waxatul ko de man de dégguma gars yi wax ci dara léegi. boobu sëy na boobu moom sëy na. léegi daal dem nañ beneen phase. ay parti politique lañ fa gis. ay parti dem nañ beneen phase bu dem na échec bu dee wax xam ne Macky Sall président Macky kooku macha allah. moom kenn déggatul ko sax moom. waaw moom dem na Sénégal neen day marché loolu tàggoo na semaine passée. ko mu ne dem na sax ko mu ne dem na. dinañu fekk loolu rek la. bu demee moom bu fa defee la defut boo teg élection yi daf ko fekk ci kaso gi. waaw kon de xamul fu ma yem. mi ngi noonu. jërëjëf ñu ngi kontaan si yow di la bëgge bu baax a baax. léegi Fama mi neen meen marché bi nga ne nu mu demee. boobu dugg na ci ndox mi sey na te géej gi lekk na ko bale ko géej gi lekk na ko xam naa ne moom Sénégal moom nañ marché rek fi mu ne nii ku demandé autorisation président Macky Sall la koy jox nga marché ba doyal waaye du tere dinañ falaat suñu président incha allahu rabbi Babo il faut nga seet benn morceau nag bu président Macky Sall nag yow dañ koy waaj tàggoo. waaleykum salaam wa rahmatullah. Fama na nga def. maa ngi fi yaa ngi ci jàmm. ñu ngi lay siyaar bu baax di béggee. maa ngi leen di béggee bu baax Samb siyaare sa coordinateur boobu Pape Boy Kane. ñu ngi lay siyaare. di siyaare Pape Boy ak Omar Diaw Seck ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare. ñu ngi lay fay. di kontaan ci émission bi nag. di wax ni li waa ji laaj léegi dama ree ba tëdd ci suuf. xam nga mi leen marché moom maanaam ñi ko ki ko doon lijjanti moom li mu koy lijjanti xaalis dong la doon wut. day business. te yaakaar naa ni Sénégal ñoom bu ñu yaafusee ba ma déggoon keroog ñaan dañuy xëy dal seen kaw ma ni gouvernement bi bu ñu yaafusee ba ñuy xëy di dal ci kawam te du ko yëg. gaw ma ni waxul gouvernement bu Sénégal laa defee. te it bu ñu demee nii tey ci dañuy def 1 million marché bu boobaa kenn du leen jox autorisation. ñoom ña ko jiite nga xam ne daaneel nguur moo leen tax a jóg dañ leen di jàpp dugal ci kaso bi fudd seen dikk ba ñu xool benn place. ñu fekk Assane Diouf. gis nga gouvernement moom li may wax rek yow mënoo bañ nit ki nit ñëpp dañ koy bañ. loolu ay caaxaan la. vraiment. ca président ñi ko bañ nii parce que boo seetloo ba mu commencé ba léegi ñu ngi koy bañ. am na ñoo xam ne ñu ngi ko bañ gañ ko bañ du lu may PDS ñu fi jëlee rek. waaw loolu la de. ñi kaas ñëpp. amul kenn koo xam ne yaa ngi kaas boo xam ne maanaam dara robinet boo doon naa ne ñu tëj ko kese la. moom kese na ngay kaase. am na ñu benn yoo xam ne sax ci affaire tarixa lañ ko teg te fekk na yooyu moom kontul li compte mooy mi ngi liggéey nañ ko bàyyi mu liggéeyam. waaye. kër laa dégg benn waaye nag waaw ñi nga xam ne amuñu ci ba pare di wax ma ne soxlawul xaalis li ñu soxla mooy maanaam kuy liggéey yow ma lañ soxla. temps bi jeex na temps bi jeex na. voilà baax na kuy liggéey mi ngi lëkk. waaw mi ngi liggéey allo. waaw ça va. comme dëkk bi neex yow loo fi def lu kay man ñi beeguma man fël moom demaguma bu président Macky Sall amee 2024 ba mu joxe lenge yi incha allahu rabbi dinaa dem. waaye ma ne mooy gañew ba tëddal nelaw ba ma yeela nga ñëw ci paari bi day le 24 ci ngoon ñëw rek ñu taxaw buntu consulat bi xaaral résultat yi maa ngi lay bëggee bu baax a baax sëñ bi maa ngi lay bëggee allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. ñoo ngi fi alhamdulilah.
vraiment yal na leen yàlla taxaw APR. amiin amiin amiin. te yàlla sàmm ñu bañ yóbbu Sénégal fa ko mag si bëgg. amiin 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 amiin. leen na rek moo yàq seen rajo bi nag. kenn du ci làkk séeréer tout moom rek. naafiyo rek nga ne mexe na mbadda benn la. def ci ay sotti gari ñaam saaj. ma ne def ci mën ngeen fàttali ko Mariam Faye. Mariam Faye dañ ko indi bul wari moom la ñu war a indi. next week moom la. waaw neen Baboy nag dama am ci xew Baboy. waaw. ne ko dama am xew lundi bii ñëw. waaw merci dama kër gi fii man dama dégg ñaar tukulóor yoo xam ne. merci ok. yow da ngaa waroon a teel a woote. maa ngi wax Aziz happy birthday Aziz John wax naa la happy birthday kon mbokk yi dafa mel ni émission bi egg na Baboy ba ci cappaandaw bi ñuy tàggu rek nit ñi di wax rek ne daanaka émission bi jeex na du nuyu ñëpp di ziar ñëpp bisimilah gasi xalaat